li ci gën a fës umra gi ñu dakkal ndax ne coronavirus bi ambassadeuru Arabie Saoudite gi nekk fii ci mim réew di Sénégal àdduna ci nee na risques yi dafa bari ci aj gi sànq la ko xamle ci bi muy dajeek taskatu xibaar yi coronavirus bi lëmbee àdduna si taxul ba ñuy sàkku am ay visa Schengen deltu gannaaw tey la wàllu gën a ay ñu bëri ci ñoom nag bëgg a dem fële ca France wala boog sax ca Italie di ñaari réew yu nga xamante ni feebar bi laal na leen leeral yi ci biir xibaar yi Abdoul Aziz Diop tontu na ci interpellation bu ko waa M23 def ñeel ñetteeli mandat bi ñuy lam-laame di ci joxoñ baaraamu tuuma ki di Macky Sall nee na nag wax ji boo seetloo ba ci biir amul benn njëriñ leeral yi ci biir xibaar yi biti réew soxna Anna Rocha lañ ciy àndal Anna nu ngi lay nuyu. lay fay bu baax a baax Barthélémy Ngom léegi leer na CEDEAO dakkal na mission bi mu namoon a amal ca Guinée délégation wu ñeenti chef d'état yi bokk ci kuréel googe dañoo waroon a daje tey jii ak Alpha Condé CEDEAO fas yéenewul itam yebal mission d'observation ngir saytu ñaari élection yi ñu fa war a amal ci dimanche gi ñu dëgmal diggante Mali ak France neexul jamono yi ndax kaddu yi ambassadeuru Mali ca France daal di yëkkati niki démb teg ko ci kaw soldaaru français yi bokk ci force Barkhane tax nguurug Mali daal di fa yebal nag ministre des affaires étrangères ci wàllu koom ngir sukkali secteur der gi ab kuréel juddu na ca Casablanca ca réewu Maroc Sori Kaba moo ko jiite. yaatal gi ci kanam soxna Anna Rocha Youssouf Bodian nu ngi lay nuyu. di la fay Barthélémy. aywa ci tàggat yaram. lu ëpp ci joueur Sénégal yi joueur football yi dañuy wàññi seen at ngir ndaw moo wax li ni mel nee na moom sax def na loolu ba tax na kon ñu samp laaj ba xam ndax club bi ak académie yi ndax ba léegi ñoom dañuy bàyyi lu ni mel jàll tontu li kon dina doon ci page sport bi coronavirus bi indi kon jaaxle ci wàllum sport ci àdduna bi match bu am solo bi war a am tey ca Italie dimanche lay doon diggante Juve ak Inter Milan kenn du ko fekkee huis clos lay doon bokk na yeneen ñeenti match yoo xamante ni ci situation boobu lañ nekk ca Chine championnat du monde athlétisme en salle ñu war ko amal ci weeru mars dañ ko annulé. yaatal gi ci ganam Youssouf Bodian yéen kay yi daan ci ànd ak Mamadou Mohamed Ndiaye gis-gis ak RFM ci njeexitalu xibaar yi tey ñuy waxtaane coronavirus bi gane si ci Afrique sowu jant nees mën a def ngir mucc ci feebar boobu le rawatina aar li nga xamante ni moo di frontière yu Sénégal waxtaan gi ci njeexitalu xibaar yi lay doon Aliou Ba moo fare ci machine yi. Barthélémy Ngom. ñu ngi leen di nuyu rafetlu seen ànd ak rajo Futur Média xibaar yi ñu doore kook lu ñeel wàllum séddaleem ndox mi Sen'Eau nag sànq dañoo defoon benn communiqué ne daal dana am ay perturbation samedi ndax ay liggéey bu nga xamante ni daal dañ koy def ci station bu Bayaax loolee nag am na beneen communiqué bu nga xamante ni def nañ ko ci ñu ne loolee nag dootul am ndaxte dañ nemmeeku ne buñ ko defee rek ñu bëri daañu loru ci ñàkkum ndox mi ñu dem fi nga xamante ni moo di Thionck-Essyl nekk ci département bu Bignona foofu liggéeykat ya ca district sanitaire ba ñoo xëyee te yab toogaanub ñaxtu la ñuy ñaawlu nag mu dip dog-dogu ndox mi nga xamante ni dañu koy nemmeeku ñàkkum ndox daal ci gàttal Sanku Jeeju moo yore seen kàddu ñu teewlu kook Lamine Ba. li fi xew mooy ça fait pratiquement 1 mois 2 mois ñaari weer benn weer ñaari weer nekkuñ di am ndox fële fu ñuy hospitaliser malade yi fële fu leen di denc donc ñoom dinañ soxla ndox pour seen soxla pour sangu pour dem toilette donc ñoom dinañ soxla ndox foofu noonu amul ndox bu ñu amul ndox ñoom ñii ñëw fii hôpital pour faju finalement day gën a métti si ñoom parce que du ñu am ndox bu ñuy utiliser fële maternité aussi femmes yi dañuy ñëw pour wasin ci ñëw pour wasin di nga soxla pour au moins def say nettoyage def say kii donc amul ndox ñooñu jigéen yi ëmb aussi dañuy ñëw pour ñu jox leen ce qu'on appelle TPI donc garab boo xam te ne dañ leen koy jox pour ñu aar seen bopp pour feebaru sibiru paludisme bi donc foofu noonu sages-femmes yi sont obligés ñu dem ci teen yi root ndox jox leen ñu naan donc loolu baaxul instruments yi ñuy jël pour faj nit ñi seen góom et yooyu donc yooyu noonu ndox lañ koy raxasee avant ñu koy yóbbu ci stérilisation ndox boobu amul également ça pose problème te ñun aussi mënuñu jël instruments yooyu di faj nit ñi après doo am ndox bu ñu koy raxasee ñeneen ñi di ñëw doo am loo leen di faj. Sanku Jeeju di ki yore kàdduk liggéeykat yu district sanitaire bu Thionck-Essyl la nekk ci département bu Bignona juróomi simili moo bootu ci benn waxtu. ak RFM kumpa jeex na.
umra gi ñu dakkal ndax ne coronavirus bi ambassadeur Arabie Saoudite gi nekk fii ci Sénégal àdduna ci nee na risque yi daal dafa bari loolaa tax ñu jël dogal gu ne mel sànq la ko xamle ci ndaje gu mu seqoon ak taskatu xibaar yi leeral yeeg Nafissatou Sila. Son Excellence Fahad Al Dossari di ambassadeur bu Arabie Saoudite fii ci Sénégal di dalal xelu doomu Sénégal yi ak ñii di voyagiste privé yi di leen wax ni dogal boobee ngir fagandiku la te dafa di pour ab diir dong. bu fekkee ni nit ki yor na coronavirus mën na contaminer ay pèlerins yi nekk ci Arabie Saoudite wala sa population ba décision boobu c'est juste pour ñu préserver kon santé ñi fa ne prévenir surtout voyagistes yi pèlerins yi ñi fa nekk gum en tout cas ñoom ñu ngi leen di prendre en charge nu mu waree. du benn matukaay nag boo xamante ne jël nañ ko fii ñu toll nii ngir lu soxal ñii di voyagistes privés yi. fi mu toll nii amul benn mesure boo xamante ni jël nañ ko ci wàllu voyagiste privé Sénégal waaw loolu laa wax fi mu toll nii daal loolu amul. li soxal nag hajj bi ñuy waajal file ki 4 ba juróomi weer moom ambassadeur bi ne amul luñ ciy tiit jamono ji. lu ñu ñaan yàlla kay mooy d'ici kon hajj bi di ñëw coronavirus bi ñu maîtriser ko mu jeex loolu lañ bëgg loolu la ñu ñaan yàlla. am na sa ay réewu jullit yu bëri yoo xamante ni ñu ngi réfléchir xool ndax dañuy convoyer ay pèlerins ay ujaaj ci Arabie Saoudite wala déet. pour le pèlerinage inchallah wa inchallah hada alvirus inchallah aj nag wala umra bokk na ci li nga xamante ne moom mooy suqalikoom foofu ci Arabie Saoudite gannaaw li di pétrole bi waaye ambassadeur bu Arabie Saoudite fii ci Sénégal di naan du am benn njeexital ci seen koomu réew. Nafissatou Sila coronavirus bi nga xamante ni feeñ na ci Afrique sowu jant ca Nigéria rawatina askanuk Nigéria yu nekk fële ca Medina Baye nag ne mbir mi yëggagunu ko ñoom nag ne ñu daal njàqare gi nu am moo di ni feebar bi di lawee ci àdduna si vitesse ba mu cay àndal looloo tax Nigérian yooyu nga xamante ni ñoom ñoo nekk ca Medina Baye di am njort gu rafet ne Covid 19 bi du am benn impact ci mobilisation bi ñu namm def ci gàmmu bu Taïba Niassène bi nga xamante ni fukki fan ci weeru mars la nu koy amal naka noonu it gàmmu bu Nigéria nga xamante ni ñaar fukki fan ak benn ci weer wi lay doon. seeni réaction ci kaddu ci micro Ibrahima Diamé. Medina Baye Niass di cité religieuse bu nga xam ne nag ay taalibe Baay yu bàyyeekoo réewum Nigéria bari nañ fi lool kër xalif bi lañu def seen dalukaay. fii nag ñu ne ñu ngi fi à l'aise bu baax a baax ndax kër gi dañ ko def seeni kër donte nag déconnecté wu ñu bëri ci ñoom xamuñ ne feebar bi ñuy duppee coronavirus dugg na seen réew Ousmane Niass kenn la ci ñoom. loolu dëgg ma ko de. dëgg ma ko de. woote na foofu démb ci Osso. mais waxul nga ci dara. waxul ci dara. ci benn chantier bu nga xamante ni mu ngi ci wetu kër kii di Baye Niass ay talibé yu bàyyeekoo Nigéria ñoo engagé liggéey bi seen patron bi itam xamal ñu ne kenn ci ñoom yëgul ne feebar boobule mu ngi seen réew. non awsa yi nekk fi moom yëguwuñ ko. puisque changé wul dara seen méthode seen ñëw ak seen liggéey bi ñuy xidma moom. puisque li ëpp si awsa yi bu ñu ñëwee fii taluñ benn xibaar liggéeyal Baye ak jaamu yàlla rek moo leen fi indi. te lañ déglu benn xibaar xam naa looloo tax yëgaguñ ko. donte nag ki nga xam ne moom lañ njëkk a waxal ci kër xalif bi feebar bi la yitteel na ko lool. may tiit kay amul problème nii. xibaar su dugg ci dëkk bi problème la de. gàmmu Taïba Niassène nag ñoo ngi ko war a màggal ci fukki fan ci weeru mars bi ñu dégmal waaye taalibe yi jàpp noo benn yoon ne coronavirus bi dana am impact ci wàllu mobilisation taalibe yi bàyyi ko Nigéria. non du ci yàq dara. puisque jamono bi nga xam ne Ebola mi ngi am na réew yu mu amoon te teewul ñoom ñu ngi ñëw pour ñëw gàmmu si du ci yàq dara fooguñ ko daal. gàmmu gi ñu amal ci Nigéria itam at bu yàlla sàkk le 21 mars bi ñu lañ ko war a amal taalibe yi xamal ñu ne ba tey foofule bëgg nañ fa dem te yaakaaruñu ne coronavirus bi dana tax ñu bañ fa dem Ibrahima Diamé Kaolack rajo Futurs Médias. Ibrahima Diamé coronavirus bi ak ni muy lawee ci àdduna bi ba yegg si fii ci Afrique sowu jant doon na nag lu jaaxal ñu bëri Nigéria am na benn cas bu nu fa nemmeeku fi mu ne nii nag lu jege juróom fukki réew Covid 19 lal na leen
ñu ànd ci Kawa Mbaye. lu temps bi di gën a dem étudiants sénégalais yi nekk ca Wuhan seenuk njàqare ak tiitange di wàññeeku jëm ci situation bi nga xamante ne moom la ñuy dund di jàngoroy coronavirus lëmbe ca ville ba nga xamante ne ñoom foofu la ñu dëkk docteur Abou Sy di psychiatre xam-xamam màcc ci pajum jàngoroy xel jiite kuréel gi ministère de la santé teg ngir jokkoo doomu Sénégal yi nekk ca Chine. situation épidémie bu amee doo gën a nekk isolé nga gën a protégé wu mais ñoom bi ñu demee ba ñu waxtaan ba ñu comprendre que ne kon ñoom ndekete lii situation bi métti na naam métti na wante moo gën ci seen wér-gu-yaram donc ñoom souvent dinañ mën a commencer nag am beneen mentalité pour l'instant ñoom ñi ma ci nekkanteel ñu waxtaan ceeg ñoom nekk na ci ay xale yoo xam ne ay xale yu jàmbaar lañ seen état psychologique daal gis naa ne vraiment ay ñoom góorgóorlu lu baax stable nañ. étudiants yi nekk ci Chine seen waajur yi nekk fii ci Sénégal tiit nañu ba ñu xamee ne épidémie ba ma nga foofu ndax seen njaboot ga fa nekk waaye nag tey psychiatre bi nee na ñoom itam ñu ngi commencé dal. wax naa njàmbarte xale wante tamit il faut ñu waxtaan njàmbarte waajur yi parce que niñ koy waxee doom dafa sori ci nit donc tey jii man jàpp naa ne ku nekkoon seen place ku nekk tamit faw nga am lu la métti loolu kenn mënu kaa bañ loolu sax moo tax bi ñu defee cellule bi monsieur le ministre waxee ñu def cellule bi ñu ne cellule bi dafay accompagner xale yi nekk wante it dafay accompagner ñi nga xam ne mooy seen waajur yi nekk Dakar ba nga xam ne ni ñu mën leen a jàppale ba ñu mën a jàll situation bi ci lu gën ci ñoom. fukki psychiatre ñeenti psychologue ñaari assistants sociaux lii nekk équipe bi nga xamante ne moom la ministère de la santé teg te docteur Abou Sy jiite ko lépp rek ngir toppatoo lépp lu jëm ci wàllum épidémie coronavirus rawatina ci njàppale mi ci wàllum dalalum xel ci bépp doomu réew mi bu ko soxla bokk na ci étudiants sénégalais ya nekk ci Chine ak seen waajur yi ñu bàyyi fii ci Sénégal. Awa Mbaye coronavirus bi lëmbee àdduna si taxul nag ba ñuy sàkku am visa Schengen deltu gannaaw tey la wàllu gën a ay ñu bëri ci ñoom bëgg a dem France wala boog sax Italie di ñaari réew yu nga xamante ni amee nañu feebar bi Koumba Sandiane Faye xëy na dem ci centre ba nga xamante ni fa la ñuy wutee visa Schengen nekk fële ca Wakam. bu ñuy taxawee ci rang bu gudd ñële di xaar fële ñu bëri lool di xaar seen tuur ngir ñu dugal leen ca centre ba nekk foofee ca Wakaam gannaaw bu ñu bindoo ci internet bi ba noppi mu bokk ci réew yi ñu bëgg a dem Italie France. ñu ngi dem mbooloo mi ñuy gis nii fukk yoo compté 7 yëpp France du matin au soir Italie sooy xool ñoom ñoo jël ay 5% wala yu mel noonu. mu ne ndaw africain yooyee mu ëpp ci ñoom ay sénégalais xam nañ ne ci réew yooyee virus bi ñu naan corona mu ngi fay wéy di faat ay bakkan wante loolee tiitalu leen. madame Dieng bëgg a dem Italie ngir amal fa ay vacances am. vacances ak quelques jours waaw. avec le virus. tiitaluma. Il y a des morts. c'est naturel oui mais man tiitaluma. heure bi ñu war a dee jeex na dara du ko dindi. papier bi génnoon tey nga dem. bien sûr lu tax ma déposé ko. ñooñu bëgg a am visa Schengen ngir dem France ñu ci ëpp ci ñoom doonay étudiant ñeneen nit bëgg a am visa ngir dem Italie fekk fa seeni njaboot ci xamle waa ji di leen yombalal mbir yi di liggéey ci bërëb ba suba ba ngoon. ñii fekk seen papa ak seen yaay dañuy dem dans 10 jours wala yu mel noonu. lu ko tax la ñu waaye ñii nga xam ne ay regroupement familial te ñoo ëpp ci demandeurs yi. bu dee ne sax ñenn ci njaboot gi gis nañ ne jamono ji baaxut ngir dem ci yooyee réew njaboot googee ñëw gunge si leen ngir ñu ñëw am ay visa. donc sama sœur bi moom mooy déposé visa fu mu nekk nii pour la France xam naa visa am génn moom dama koy ñaan rek mu xaar tuuti quoi ba xool évolution bi foofu non duñ ko bàyyi nag mu dem franchement pas duñ ko bàyyi mu dem dañ ko dem mu xaar tuuti rek. fukk ak juróom-ñaar ca Italie virus corona bi doon leen yóbbu réew yooyee am ay junni sénégalais donte yenn ci dogal jël nañ ko fa mu mel ni loolee découragé wul benn yoon yeneen doomu réew Sénégal yu pare tey ngir dem France mbaa Italie. Koumba Sandiane Faye coronavirus bi ak ni muy lawee si àdduna si ba yegg si fii ci Afrique sowu jant bokk na ci li ñuy waxtaanee ci gis-gis ci njeexitalu xibaar yi lay doon fukki simili ak ñeent moo bootu ci benn waxtu. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. ndax ci leneen di ñetteelu mandat gi ñuy laam-laame di ci joxar ñi baaraamu tuuma kii di njiitu réew mi Macky Sall ak kaddu yi fi Mbaye Ndiaye ministre d'État yëkkati barke démb loolee nag Ousmane Ndiaye di secrétaire général M23 bokk ci collectif bi di ñoo lànk nee na Macky Sall naka leer ci boppam ne mënut a am beneen mandat moom sax wëlbatiku na sàkku ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo sosoon mouvement boobule ñu leeral seen position ci mbir mi ñu teewlu ko moo nekkoon gan ak RFM Matin. tey ñu nekk ci nguur gi ànd ak président Macky Sall
mu nekk président assemblée nationale mu nekk waa parti socialiste waa LD ñoom Abdou Aziz Diop ak ñeneen ñi nga xam ne ñëpp maanaam fësoon nañ ci xeex bi tey ci débat bi ci actuellement nga xam ne ñëpp ñi ngi wax naan ñi jege président Macky Sall naan 3e mandat war na mën a am ñoom ñu jóg nag daal di wax ak président Macky Sall fàttali ko li constitution bi wax fàttali ko li mu doon xeex dem xamal ko ne ko 3e candidature mënul am 3e mandat mënul am loolu bu ñu ko deful ñoom dañuy nekk ay complices dañuy nekk ay traîtres devant l'histoire et devant le peuple parce que nag VAR bi mi ngi fi te ñoom lañ doon xeex dem bu fekkee ne bëgguñu nekk ay njugub dañoo war a taxawaat daal di fësal loolu ne serait-ce pour la démocratie fësal loolu pour que Macky Sall mu bañ a basculer réew mi vers la violence vers l'insécurité parce que nag 3e candidature ay jafe-jafe lay indi ci réew mi ñoo lànk tey manifestation bi ñuy def ci ajuma bi manifestation sénégalais la askan bi ñoo war a génn mag góor jigéen ndaw ñëpp ñu génn ànd ak non lànk wax ne courant bi dafa cher wóor ñu nangu ñu koy yokk wax ne aussi Guy Marius Sagna suñu xarit boobu suñu compatriote boobu nga xam ne jàmbaar la askan bi loon taxawal ñu daal di ko exiger à ce que ñu daal di koy bàyyi le plus rapidement possible ne ñëpp ñëw. mu nekkoon ki nga xamante ni moo di Ousmane Ndiaye di secrétaire général M23 interpellation boobu nag mu def jëmee ci ñi nga xamante ni bokkoon nañu ci M23 ci ñooñu bokk na ci Abdou Aziz Diop léegi ministre conseiller bu président de la République moom nee na wax ji daal jaru ko fi bu jotee rek lépp dana leer ñu déglu Abdou Aziz Diop ci micro Mohamed Ali Mouba. coowal 3e mandat day xanaa ku am jot moo ci wax wala mu addu ci waaye mën nañu waslu àq gi lii rek la président de la république bi nga xam ne dañ ko fal du toog ci fauteuil bi nga xam ne nii moom lañ ko jagleel lu dul dafa waat te bu dee waat la muy waat conseil constitutionnel moo koy enregistré door ko installé waat bi ñeenti pàcc la pàcc bu njëkk bi mooy sunu indépendance nationale ñoom moom sunu réew gannaaw yàlla duñu bàyyi kenn sax kenn yàq ko sunu indépendance ñaareel bi mooy sunu suufas réew kenn du ko laal kenn du ci wàññi lu dee ni pepp suuf ñetteel bi mooy constitution réew mi man président bi ñu fal danaa wàccoog moom te danaa fexe képp kuy sénégalais nga nekk bitim réew nga nekk ci biir réew mi da nga wàccoog constitution bu Sénégal ñeenteelu pàcc bi mooy danaa def sama kéemtulaay kattan pour Afrique doon benn suñu àggee ca jamono bi ñuy saytu ndax président wàccoog naag ñeenti pàcc constitution bi àggaguñ ca danañ ca àgg ci mbaaxu yàlla bis buñ ca àggee président bi waatoon te fàttewul la mu waatoon moom dana xam ak réew mi ndax wàccoog naa constitution bi wala wàccoowul ak constitution bi. mu nekkoon na kàddu yi Abdou Aziz Diop Mohamed Ali Mouba moo taataan ay kàddoom ndaje gi nga xamante ni maître El Hadji Diouf xëy na ko seq ak taskatu xibaar yi àdduna it ci mandat boobule nee na Macky Sall mënut mukk fexe ba am fi ñetteelu mandat ndax li ca constitution ba wax leer na. tey jii la ci doon seq ndajeek taskatu xibaar yi diggee woon na it def ay révélation yu am solo waaye ca mujjantel ga daal ñu bëri ci taskatu xibaar yi ne ñoo ne woon fañ doon xaaree met El Hadji Diouf daal dikku fa Fama Dione. président Macky Sall bu yaboo moytu ñenn ci ay àndandoom ñi nga xamante ni ñi ngi koy gasal kàmb maître El Hadji Diouf biral ni 3e mandat mënul am fii ci réew mi. bëgg réew moo tax mu ne woon Ablaye Wade demal amoo droit def 3e mandat ba mu ko dëgëree boobu dem Ablaye Wade lan la ci jëlee gàccee la ci jëlee bul dem nga dem tere mu të bàyyi ko bu dem ba mu demee lu mu ci am doo ci am ndam nit day gore nit day am jom wane dooleem kooku gëwuma ni dina ñëw di ñàkkal boppam fayda ëllëg du ko def kon li ma leen mën a wax mooy ci sama xam-xam gëwuma ni Macky ñi ko wër mën nañ ko dugal ci kàmb googu comme ni mu ko waxoon Ablaye Wade ñii lay wax ni defal 3e mandat dañuy dugal ci kàmb gi ci trou bi. negam mbir na ko ni Macky Sall du doon président ci atum 2024 avocat bi xamle ni dina samp ndëndëm ci at moomee ba tax muy sàkku ndimbal jëm ci coalition Benno Bokk Yaakaar. que je suis en train de faire comme candidat sérieux à la candidature pour la présidentielle. bi muy woote conférence de presse bi ci demande de couverture bi mu envoyé maître El Hadji Diouf xamle woon ni dina amal ay révélations yu fracassantes waaye mujjantal gi wàllum candidature la mujjee wax. Fama Dione ñu wax ci leneen ci campagne njaayum gerte gi ak kaddu yi nga xamante ne ñu ngi ko nangoo ci njiital fédération nationale gi ëmb opérateur privé stockeur yi moom nag mu ngi sàkku ci autorités yi ngir rek ñu mayab dal ñi nga xamante ne ñoo di huiliers yeeg opérateurs yi laata ñuy ubbi waat frontières yi su ko ngir ñu mën a defaat exportation yi moom Modou Fall dafa jàpp ne loolu stratégie bu baax lay doon boo xamante ne dina mën a tax ñu sécuriser opération yi ñu teewlu ko Modou Fall ci micro Mamadou Amane Ndione ndawal RFM ga nekk fële ca salon international de l'agriculture gay amee ca Paris. ren moom marché bi xawoon na perturbé wu tuuti waaye Dieu merci parce que comme prix yi dafa yokku kenn mënu ci wax dara parce que prix yi moom baax na pour producteurs yi xaw na déranger tuuti système bi mais loolu lépp ak l'avenir daañu xool nu ñu ko gën a organiser ba nga xam ni ñëpp daañu ci gis seen bopp macha allah waaye daal gerte gi moom jaay nañ ko te c'est l'essentiel
mooy producteur daal desewuñ gerte ci seen loxo ca loolu moo doon métti ci kaw nit ñi ñu yor gerte gi amuñ fuñ ko jaayee la ca des nag ay réglage la yoo xam ne année bu ci topp daañu jéem a def ay réglage ba nga xam ni ñëpp daañu ci gis seen bopp. parce que étranger yi bonuñu man exportation contre ma ko mais il faut que ñu organiser ko ba nga xam ni du ñëw yàq li fi newoon mais day ñëw complété te man jàpp naa ni exportateurs yi excédent lañ war a jël si loo xam ne usines yi mënuñu koo jël opérateurs yi fi dëkk mënuñu koo jël loolu ñoom lañ war a jël si su boobaa nag jàpp naa ni départ rek ñoom ñu ñëw bousculer du yoon bi dañoo war a toog tuuti xaar usines yi ñu alimenté leen alimenté jënd semence yi bu ko defee ñoom tamit ñu jël seen wërsëg. ñu dem ci département bu Foundiougne rawatina ak dëkk yi nga xamante ni moom la ñuy wax Fambine ak Maya nekk ci département bu Foundiougne daanaka nag fukki at a ngi nii askan wa nekkoon ci jafe-jafe askan woowu nag ñoom fi mu ne nii defaral nañ leen conseil départemental bu Foundiougne moo leen defaral pont boo nga xamante ni daal daañu mën a dox dem jéggi dem feneen loolu nag muy lu ñuy rafetlu gannaaw bu nga xamante ni fukki at a ngi nii ñu koy joytu Aminata Goudiaby. jigéen ñi nag dëkkee ci village yu Fambine ak itam Maya nii la ñuy wane seen kontante ñoom nag ñu ci bëri dañuy liggéey ci soppi fruits de mer yi ak itam di ko jaay fi mu ne nag daañu def seen activité ni mu leen neexee loolu nag la ci conseil départemental bu Foundiougne bëggoon moo tax mu defaraat ñaari pont yi nekkee ci village yu Maya ak itam yu Fambine Moustapha Mbaye moom mooy président conseil départemental bu Foundiougne. dañoo gisoon ne askan wee ko soxla te ñun ñu gis ne ponton yi fi mu nekk ay xale ñoo fay jaar di jàng ay jigéen ñoo fay jaar di uti lu ñu am ay jigéen ñoo fay jaar dem di faju ji te ñu gis ni mu mel ñu jël suñuy matuwaay ne lañu ci jàppale suñ kéemtalaayal kattan defar ko ba yàlla dogal na tey pare na pour ñu war ko livrer population bi bu ñu xoolee dañ jàpp ne mooy priorité ci biir département bi parce que il ni mu bindoo la dëkk bu nga xamante ne ndox ko cercle côté bu nekk. Badara Diom mi nga xam ne nag moom conseil départemental la te itam di maire bu Djirnda nee na pont yooyu ni mu meloon dafa tax ba feebar faju foofee lu fa jafe la woon. ndax loolu ngeen defar dina tax ñi nga xamante ne ñooy malade yi boo amul gaal nga muñ ko évacuer yóbbu ko Djirnda ñu faj ko ndax képp koo xamante ne war na jóge fii dem Djirnda mbaa mu jógee Djirnda ñëw fii loolu dina yomb si moom. si ñu budget ren bi inscrire nañ si 25 millions pour mun a gunge li nga xamante ne jot ngeen ko def mooy si pont yi ak débarcadère yi pour vraiment problème yi mun a jeex si biir commune Djirnda. conseil départemental bu Foundiougne nag ñoom bu ñu defaree pont yi dafa fekk ne dañu am ab partenariat bu dox seen diggante ak département bu Gironde nga xam ne ca France la nekkee partenariat boobu nag tax na ba fi mu ne am na yeneen infrastructure yoo xam ni tabax nañ ko ci commune Djirnda boobu Aminata Goudiaby Fatick RFM. RFM bitim réew. Nana Rocha nu ngi lay nuyu. la fay bu baax a baax Barthélémy. ñu doore ko ca Mauritanie foofu nag fa ñu dencoon grenade lacrymogène ya dafa jékki-jékki rek kalaate. mooy dépôt bi kon explosion bi mu ngi am diggante démb ci guddi ak tey ji ci suba ca siège direction bu police nationale bi nekk ca Nouakchott kon amul kenn ku ci ñàkk bakkanam te ba fu ñu toll nii xamaguñu lan moo waral explosion boobee. ñu dem fi nga xamante ni moo di Guinée nag nga xamante ni weekend bi daanaka àdduna si Guinée lay teg gët. waaw ndax réew ma mu ngi ci waktaayu amal ñaari élection ay élection législative waaye itam ab référendum ñaari fan dong des laata élection yooyu lee CEDEAO nag daal dina dakkal mission bi nga xamante ne waroon nag amal niki ajuma ji foofee ca Conakry nee na fas yéenewul itam yebal ab mission d'observation ngir saytu yooyu les élections jamono yooyu nga xamante ne kuréel yu bëri yi nga xamante ne ñoom ñoo aar ak yelleefu doomu aadama ñu ngi ragal ne fitna am foofule ca Guinée yeneen i leeral ak Salimata Aw. bu ñu sukkandikoo ci bataaxal boobule di ñu xamal ni ndaw ya ñu yabaloon te Mouhamadou Youssoufou jiite ko dafa bëggoon rek dajeek Alpha Condé ngir waxtaane wàccaayu élection yi wante itam yëf yi nan la nar a tëddee wante kii di njiitu réew ma moom dafa rek xamal leen ni dafa am ay engagement yoo xamante ne ma nga ca te yooyee du ko may muy daje ak ñoom bu ñu sukkandikoo ci organisation yi xeex ak yelleef doomu aadama foofee ca Guinée nee nañu li ñuy ragal rek mooy dëkk ba daal di dugg ci guut ak ay ñaawteef yoo xamante ni kenn mënu la natt fa muy yegg ca beneen pegg ga opposition bi moom dafa wax ne ñëpp wàcc ci tali bi ñaxtu ñaawlu itam ñaari scrutin yi ñu nar a amul wante li leen gën a ñor mooy référendum bi nga xamante ni buñ ko defee rek danañ
indi ay cuppute ci constitution bi chef d'état-major bu armée bi moom li mu woote mooy ne ñëpp génn président organisation guinéenne bu défense des droits de l'homme moom nee na jiitu réew mi dafa war a teg li nga xamante ne moom la ñuy duppee responsabilité maanaam respecter li nga xamante ni moom la guinéen yi bëgg bu ñu sukkandikoo ci RFI di ñu xamal ni boutique ak lépp luy commerce foofee tëj na te circulation jamono bi fu neex waay dem ndax yoon yi kenn new fa. diggante Mali ak France moom neexul jamono yi ndax kaddu yi nga xamante ne ambassadeur u Mali nekk ca France yëkkati na ko ni ki démb teg ko ci kaw soldat français yi bokk ci force Barkhane yi moom ambassadeur bi di Toumani Jimé Diallo dafa ne bu ñu sukkandikoo ci France 24 kon ne soldat yooyule ci dérapé rek la ñu nekk fële ca Bamako kon loolee tax nguurug Mali daal di fa yebal ministre des affaires étrangères daal di convoqué itam ki nga xamante ne moom mooy diplomate bi. am na kuréel gu bees gu juddu Afrique Anarosha ñu koy wax confédération africaine des industriels du cuir maanaam ñi nga xamante ni ñoom ñooy yëngatu ci wàllum der. defar der ak yeneen yu ko demee loolu nag ca Maroc la juddoo. ca diwaanu Casablanca mission ma maanaam mbébétam moom moo daal di gën a fësal li nga xamante ne moom moo di production artisanale bi rawatina ci ay diwaan yi nekk ci Afrique yu ci mel ni Ngaye Mékhé kii ne woon nag directeur des Sénégalais de l'extérieur Sori Kaba moom moo nekk secrétaire général boobule kuréel di confédération africaine des industriels du cuir leeral yi ca Casablanca ak Khadim Baye. ci hôtel bu bakkene loolu ci Casablanca Sori Kaba ànd ak ay collègues marocain di dundaat beneen dundu businessman boo xam ni day yëngu jëm ci wàllu der. benn kuréel bu bees bu ñu taxawal fii ci Maroc ñu tuddee ko confédération africaine des industriels du cuir maanaam kuréel goo xam ne dafa dajale képp koo xam ne day liggéey ci cuir mais du ci wàllu artisanat mais ci wàllu industrie ñu dajaloo ci dàkk ci fii ci Casablanca pour taxawal kuréel boobu ñi ko taxawal loolu ma pour may yoral leen lépp lu jëm ci wàllu secrétariat général structure. confédération africaine des industries du cuir nag li ko tax a jóg moo di fexe ba rëq-rëq yi am ci secteur bi le ñu faj ko ci ni mu gën a gaawee. secteur la boo xam ne tey buñ ko jëlee Afrique daf ci xaw a yéex daf ci xaw a tardé parce que 50 milliards de dollars mooy li nga xamante ne tey ci chiffres yi ñu am moom la ñu xayma xaalis bi nga xamante ne tey wàllu der mu ngi koy mobiliser Afrique ci 50 milliards de dollars yooyu lim ci indi ci participation yi c'est moins de 4%. ak ay bëgg-bëgg yu am solo COAFRIC maanaam confédération bi dafa bëgg nag fexe ba xettali bu baax réew africain yi nga xam ni dañoo bokk ci gile kuréel. boo koy xool tey Sénégal bu tabaski jotee màggalu Touba gàmmu Tiwaawoon wala leneen lu mu mënti doon der yi lu ci ëpp dañ koy sànni wala ñi nga xamante ne tey ñoo koy jël liñ koy jaayee lu ndaw lay doon kon valoriser wuñu ko sa xel bu demee ca ngaay la ñuy utiliser ci wàllu artisanat di defar dàll di defar ay saak ci ceinture taxul ba tey mu mun a jox Sénégal benn dayo ci mbir moom. gannaaw diplomatie Sori Kaba tey jii mi ngi yëngatu ci wàllum der moom nag nee na soo moytuwul dina dugg ci li nga xam ni moo di secteur des mines waaye tey wàllu transport aérien li ko tax a jóg nag moo di am xaalis bu mat sëkk ngir rek fexe ba li mu namm ci wàllu politique mën koo jëmmal. Khadim Mbaye Casablanca rajo Futurs Médias. jërëjëf Khadim Barthélémy fi la ñu yem kon ci xibaaru bitim réew yi. jërëjëf yow it Anna Rocha nu ngi laay gërëm. Youssouf Bodian nu ngi lay nuyu. di la fay Barthélémy. Ngiraan Ndaw de yëkkati na fi débat mu di âge suñu joueurs yi joueurs Sénégal yi da cee am ñoo xamante ni daal dañ koy xaaj ba mujj doon ay xale yu tuuti. judduwaat moom nee na ci la bokk moom Ngiraan Ndaw ancien international sénégalais ci benn interview bi mu def ak suñu naataangoo yu IGFM wax ni kon moom jot naa kon wàññi âge am ngir mën a dem foofule ci Europe nee na lu toll ci 99% maanaam téeméer yoo jël benn rek ñoom ñoo wàññiwul seen âge ci joueur Sénégal yi moom moo ko wax di déclaration boo xamante ne kon jur na coow ci monde football ndax entretien bi am na site yu bëri yoo xamante ne dañuy bind ci aduna bi ci wàllum sport reprendre nañ ko moo tax kon ñu samp laaj xool ndax ci club yi wala ci académie yi ñu ngi bàyyi xel ci ñooñu nga xamante ne kon dañuy wàññi seen âge ñu ànd ci ak Soda Thiam. fraude sur l'âge nag ba léegi nit ñi ñu ngi koy waxtaanee ñeel football africain bi ci Sénégal nag am na ay dogal yoo xamante ni jël nañ ko ci te centre de formation yi sax itam ñu ngi ciy bàyyi xel bu baax Abdou Salam Lam di ab recruteur ca Génération Foot. mais du fait que ni ñun avant que ñuy nekk ay entraîneurs ay éducateurs lañu te dañoo def aussi physiologie ak anatomie donc dañ ciy bàyyi xel bu baax mais réellement suñu liggéey li ñu gën a sonal moom mooy problème mu âge yi nga xam ni gars yi dañuy wàññi te ni ñuy wàññee également dafa
jaarul yoon retard la ci développement football bi quoi ñun génération foot ñu ngi ci def attention bu baax a baax. ak numérisation wu licence yi nga xamante ni fédération sénégalaise de football moo ko daal di def am na ci club yu bëri yoo xamante ni léegi dañuy bàyyi xel bu baax ca âge joueur yi Léonard Diagne di secrétaire général bu Jaraaf bu Dakar. fi ñu toll nii fédération ci depuis bientôt 5-6 ans dafa andi li ñuy wax système de numérisation licence yi bu jëkkaan licence yi ay licence cartonné la woon da ngay bind ak big ak lépp te rax ci dolli tamit amoon na ay jamono yoo xam ne cadets yi sax bu ñu amoon extrait de naissance mbaa bulletin de naissance mun nga leen defaral licence mais guddi yi ñu toll mënatul nekk ci footballu Sénégal képp joueur boo gis mu yor licence dafa fekk mu am carte d'identité ba pare te ñun boobu ba léegi daal ñun Jaraaf en ce qui nous concerne daal loolu la ñuy def ak suñu xale yëpp muy di cadet ak junior ba mini. jamono ji nag bëri na ay club yoo xamante ni règle yi nga xamante ni moom la fédération sénégalaise de football teg ña ngi koy respecté te fédération sax moom it dina jël ay matuwaayam rawatina saa yu waree def sélection jëm ci petite catégorie bi. waaw petite catégorie bi léegi soo de kon IRM yi la ñuy def. xool yàq yi ci moins de 17 ans yi. ndax waaye chance bi africain yi am moom. waaw gars yi amuñu ko da ngay dem ba 40 ans da ngay dëgër këj. waaw te tubaab bi ñoom 35 ans rek jeex na waaw oui noonu 40 ans moom da ngay taxaw. ñu wax Youssouf ci coronavirus bi nga xamante ni perturbé na wàllu sport bi si àdduna si. waaw ca Italie ñoom Série A bi match bi nga xamante ni moo gën a mag ci bëccëg bi ñu jëm dimanche diggante Juventus mi jiitu ak ñi di Inter Milan kon huis clos lay doon maanaam benn supporter du ko fekkee championnat du monde athlétisme ci wàllum salle ñu jàppoon ko ca Chine weeru mars bi ñu jëm dañ ko annulé ñu ànd ci ak détail yow Fama Dione. Elam Cheki nekk ab international ivoirienne faatu àllarba gi ginnaaw bi nga xamante ni Covid 19 laal na ko joueuse bi nag ñi ngi kaa hospitalisé woon ngir fukki fan càpp hôpital ngir nag moytu jàngoro ji nga xamante ni day wàlle Série A jël ay dogal choc bi waroon a am diggante Juventus Turin ak Inter Milan te ñu programmé woon koy dimanche dañ koy mujjee joué à huis clos maanaam mbooloo mi du teew yeneen i match bokk na ci Milan Genoa moom it dañ koy joué à huis clos Italie lu ëpp juróom benn téeméer nit am nañ jàngoroy coronavirus fukk ak juróom-ñaar daal di cee ñàkk seen bakkan te Chine di réew mi nga xamante ni fa la épidémie bi gën a wulee ñaay lépp luy compétition sportive dàq nañu ko ba jëmi jamono attaquant Cameroun bi di Christian Bassogok moom mi nga xamante ni ma ngay évoluer ci championnat chinois bi ñibbi na ca Yaoundé moom nag nee na Cameroun dina jox fukki million ci ay doomam yi nga xamante ni ñoo nekk ca Chine te ñaari téeméer nekk ca Wuhan mondiaux athlétisme yi nga xamante ni moo waroon a am te Chine fukki fan ak ñett jàpp fukki fan ak juróom ci weeru mars dàq nañ ko ba atum 2021 tournoi tennis de table bi nga xamante ni ma nga waroon a am ci Hainan moom it dàqandi nañu ko mondiaux tennis de table yi nag par équipe ñoom tamit dàq nañu ko waroon na am ñaar fukki fan ak ñaar jàpp ñaar fukki fan ak juróom ñeent ci weeru mars Busan nekk ca Corée du Sud te Japon fédération football ba dàqandi na ba jëmi jamono lépp lu jëm ci wàllum compétition sportive mesure yooyu nag ñu ngi kaa jël juróomi weer balay Jeux olympiques Tokyo 2020 ci ab conférence de presse ministre bi yor wàllum wér-gu-yaram nag nangulu woon tontu laaj bi sampe ji ndax coronavirus bi lee dina am njeexital ci li nga xamante ni moo di Tokyo 2020. Fama Dione kon ndaw soo nga xamante ne kon génn àdduna ca Iran futsal ci la doon yëngu kon coronavirus moo ko jàpp mu nekk hôpital fukki fan moom international iranien la mu daal di génn àdduna ca France ñoom ñu ngi wéyal seen championnat tey 27e journée bi dina door jàppale ni nim doomu Sénégal yi di Sidi Sarr ak Moussa Koné nekk fa mooy dalal l'Olympique de Marseille match bi kon 19h45 lay doon. ñu wax ci wàllum boxe Youssouf Bodian tournoi qualification olympique ëllëg lay jeex. ci Dakar Arena lay doon juróomi place kon ñoom la ñuy xëccoo waaye tey ci ngoon moom la ñuy xëccoo. ak fukki combat yoo xamante ni am na tey ci ajuma ji foofu ci Dakar Arena ci góor ñi ak jigéen ñi mu war a door bu 16h jotee ñu fàttali ni kon fanweeri ticket ak ñett la ñuy war a séddale waaye fu mu toll nii ñaari fukki ak ñeent joxe nañ ko ba pare tournoi de qualification olympique boxe bi nañ ko tëj kon suba ci samedi bi ñuy wax ni kon ministre des sports ñu ngi koy xarani foofule ca Dakar Arena ni ki suba ci samedi bi nawetaan ak Richard Toll final zonal yi ñu ngi koy waajal ci week-end bi juróom benn ASC ci war a yëngu jot nañu lu toll ci 20 millions de francs CFA bi ñuy séddoo juróom-ñeenti millions yi ñu dugal ko ci wàllum éclairage maanaam lumière bi ci stade municipal bi ki def li di mel di compagnie sucrière kon indi jàppale ci mouvement sportif bi foofu ca Richard Toll directeur de ressources humaines di Louis Lamotte nekkoon fii président ligue professionnelle bu football ci micro Mamadou Diagne. ren li ci CSS dépensé pour que mu mën a nekk ay final yu neex
yoo xam ne ëpp na 20 millions waaye 20 millions pour ñun du dara ci loo xam ne war na mën a bëggal jàppale ñi nga xam ne ñooy suñuy doom parce que CSS ak population bi benn bopp la cere ak soow la ko mën di ànd tuur wala ànd naan waaye seppi ak mënul nekk su weesoo maillot yi blouson yi dàll yi pochette yi dotation yi parce que dem nañ ba jàpp ne sax même la ñu war a lekk bésu final bi war nañ leen ko touché muy meew yi di fromage yi di suukar si di ceeb bi club bu nekk jox nañ la 200 000 yoo xam ne moom ngay defaroo fexe rek yooyu yëpp ñu def ko zone bi ci boppam ñu jox leen aussi appuyer 400 000 francs enveloppe de 400 000 pour que ñoom aussi ñu mën a préparer final bi am na yoo xam ne sax waxuma ko parce que match yi ma gisoon temps yi yëpp muy am ñaari lampe di tàkk ci stade bi mën naa leen biral ne incha allah ajjuma ñaari lampe dina tàkk fu lampe war a tàkk dina tàkk parce que loolu aussi pour au moins 9 millions CSS dépensé na ko pour dimbali stade bi dimbali footballeurs yi pour ñu mën a am des conditions optimales pour mën a def final yu neex. kooku di luy lamit Barthélémy fa la ñuy yem. merci jaajëf Youssouf Bodian.